salaamaaleykum chers téléspectateurs ñoo ngi am mbégte di leen dalal seen émission le meilleur et le pire ànd teeg gendarmerie semaine bi topp nañ ñetti oto suñu quatrième oto bi benn accident la ñu leen di wan un peu comportement bi ñu war a am bu accident amee ñu dem ci tali bi xooli seen comportement te dellu si waat. Donc suñu véhicule numéro 1 benn Ford la benn particulier ñoo ngi côté LGI Mbao. léegi ñoo ngi topp oto bi dafa ñëw ba niveau LGI Mbao juste espace bu ñu réservé pour ñu dugg biir LGI mais moom dafa utiliser espace boobu pour def ci demi-tour pour delluwaat ci beneen sens bi alors que boo xoolee à 50 mètres am na benn rond-point bu ñu leen fa réservé pour ñu buñ bëggee dem beneen sens ñu def mais moom peut-être dafa tayal wala jaarlu ci rond-point bi dafa préféré mu jël sens boobu fu ñuy duggee LGI Mbao pour dem ci benn sens bi léegi ñu jëm ko topp léegi moo ngi dugg côté Sicap bi si biir ñu topp ko signalé wul non seulement bu mu jaar signalé wul mais sànq bu mu laalee feu stop dañoo gis ne peut-être benn bu gauche bi rek moo tàkk bon non ñaar yi tàkk na waaw c'est bon ñu topp ko. donc ñu bàyyi ko fi xool suñu véhicule numéro 2 mooy Tata bi. kii gis nga nu mu koy doublé ñëw na doublé la sans pour autant mu xool signalé wul deful dara seere ma si kanam ma jàpp ko. salaamaaleykum. nga def. maa ngi jàpp. xool permis kat. dégg nga. waaw bisimilah foofu laa bëgg a ñëw yow. bu ngay wàcc doublé sànq pour ñëw dugg ndax signalé woo pour taxaw si arrêt bi. bii nii. waaw yaa ngi ma fekk may jot sama oto di dawal di ñëw. mais lu tax signalé woo la moo koy faj. léegi man su ma daloon sa kaw léegi da ngay gis ne léegi yow. non damaa seetlu ma sax yàlla. non amul seetlu arrêt ñëpp xam ne la képp ku nekk ci arrêt balaa ngaa jàdd code de la route chaque fois booy changer direction nga nekk ci benn war dem ci beneen xam nga da nga war a signaler. xam nga problème mooy fu nga am respect si ñu ngeen yëpp te mbudul yéen sax ñu ngeen yëpp foo ngeen am si ñoom ci respect parce que luy métti si ñoom lay jógee. waaw loolu moom dëgg la. ok léegi moom pour lu nga def code de la route dama la ciy daan dama lay attesté nga dem LGI Mbao nga jëli ko foofu. lu ma lay jégal parce que tooñoo ma bëgg lu ma bëgg si jégal bi mooy suba même boo xalaatee ne agent newu fa. waaw mais tey defoo ko sama kanam. waaw loolu nga wax dëgg la mais mënul ñàkk day am. mënul ñàkk. ah comme ça maanaam tout mënul ñàkk. non am na loo xam ne boo ko tàmmee di ko def automatisme lay doon ci nit. parce que oto bi non oto bi da doon ñëw maa ko yor di ñëw. oto bi da doon ñëw. doon daw di ñëw. kaar boobu noonu boo taxaw si kanam. yi may kaar bi mu jàll. le temps que ñu may kaar bi jàll yoo nga daw rek nga coupé. dëgg la wala dëgg bu leen dëgg rek nga wax. ok bañu ma coupé bi mais lu ma bañ mooy nga coupé sans pour autant nga signalé. permis bi rek laa jël nag dégg nga pour ñaari fan. waaw. donc voilà moom verbalisé nañ ko. donc ñu xoolee suñu accident bi justement toujours ci LGI Mbao bi ay taxi yu ñu romb fii ñu def accident la taxaw nañ fi lu yàgg donc ñu wax leen un peu comportement yi ñu war a mën a am bu accident amee wala boo paanee ci tali bi. le triangle daal lu ngeen war a njëkk mooy accident bu amee au moins baax na trop ngeen taal seen adresse au moins ngeen délimiter secteur bi ngeen jël seen triangle ngeen taal ko ngeen teg ko fële nit ñi xam ne taxawoo leen accident moo am gars yi mu leen détourné wóorul dégg nga am nga ko. donc voilà bu accident amee li ngay njëkk def mooy génnee sa triangle teg ko ni sa gannaaw xam ni am na obstacle bu nekk seen kanam ñu mën la contourner ay mesures la yoo xam ne ñun ñëpp képp kuy chauffeur war nañ ko mën a def taal ses détresse signal danger yi ñëpp xam ni lii ci kanam am na lu fa nekk ñu mën a ñoom tamit jël seen ay dispositions. tegal ma ko nii tegal ma ko nii waaw. il me pièce oto yi boo xool
ana pièce oto bi génn ma sa pièce oto bi ba xool. donc beneen chauffeur bi nekk fii dafa demoon doon woowi constat benn chauffeur bi moo fi nekk oto bi nekk ci gannaaw. Maata Wade yaa ma mën oto. par mesure de prudence. accident bu amee. toujours yéen foog ngeen aar seen bopp ba pare. accident am na. sori ngeen secteur gendarmerie wala police. bien vrai que c'est baax na trop kenn ki dem wëri ji kenn ki ñëw taxaw. mais boo leen amee possibilité ngeen def marquage si tali bi. loolu ko mënul photo. ngeen koy jéem photo am point fixe yi. mënul nekk ngeen def marquage si sol bi. tracé. da war a mën a garer oto yi sans pourtant ngeen teg seen triangle. loolu kenn du ko def. waaw loolu moom. loolu moom baaxul. ngeen def marquage au sol. ngeen déplacé oto yi. le temps ngeen au UG wala ngeen au gendarme bu fi nekk moom mu ñëw mu def constat bi. gendarme bu ñëwee boo ko marqué oto yi boo xoolee marquage yi xool ci fële si direction yi après moom si loolu mën na ko jàppale pour mu def correct bu muy def n'est-ce pas. waaw baax na léegi yow bu nga commencé dèjà yow nga déplacé sa oto nga yóbbu ko fay. comme jël naa ko ba pare. assurance bu nga ko téye. ba après waaw yoon may na leen ngeen marqué tali bi du ngeen marqué mooy da ngeen di wut xeer wala craie ngeen tracé ñeenti pneu yi. fii nag pour ngeen mën a comprendre suñu poursuite bi dama signalé bëgg génn à gauche oto bi mi ngi sama gannaaw gis naa ni sori na ma mais bi ma entamé sama manœuvre pour dépasser oto bi sama gannaaw dafay accélérer donc lu ñuy faral di gis la yenn dawalkat yu bëri nañ ci gis seen bopp ci li may wax. da ngay signaler bëgg génn oto bi nekk sa gannaaw du bëgg nga jiitu ko donc automatiquement dafay accélérer donc cas boobu moo ñu dal fii nii ñu bëggoon ko partager ak yéen. alhamdulilah tooga la lu mu def. non moom bu ma ñëwee war a génn na ma bàyyi mais bu mu forcé. signalé wu. ah signalé wu. kan moom waaw non. signalé wu. non bu waxee akulaay taalaam. ah non non man maa ngi ci oto bi. non akulaay taala jar man maa ngi ci oto bi. d' accord gendarme xëy na ànd naa ak yow. moo tax mu def lu mu def dama ne la. xam nga man gendarme laa. waaw d' accord gendarme nga. waaw non xam nga yaa ngi coono. doon ne gendarme nga signalé wul loolu doo ko wax. non non. non dama lay wax rek. su ko defutoon moo ko. barke alxuraanu karim la dama lay wax barke alxuraanu karim. signalé wul dafa bàyyi ba ma dugg mu doog a signalé taf na loolu xam nga ne rafetul ndax yaa ngi ànd ak moom moo tax mu def lu mu def loolu rafetul. non 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 yaa ngi def sa liggéey moo tax muy provoqué. xam nga sama akalaat taala daa am lu ma ci témoigné maanaam daa ma xam dama ko fekkee. man ma xale magum jëmm laa. weddiwuma loolu mais man tamit laa lay wax. man tamit sama liggéey. waaw may jàdd yoon. moo tax ma ne la. man maa ngi ci biir oto sama akalaat taala laay wax ma ne la. signalé na xoolal rétroviseur am signal peut-être lu ci am mooy mën nga ko may parce que yaay priorité dem déet déglu ma wax la Karim déglu ma wax la ni ma ko setee non may siñ bi yow itam man du ma xale non xam nga dama ko set génn la fu mu génne nan la leer fu mu génne tax ma daw bañ mu laal sama oto daa laaloo ko mais damaa daw maanaam sama oto xam nga am na bu doon moom dafa def loo xam ne yow foofu amatul yoon pour génn da ngay dal ci kawam non déedéet parce que man damaa nekk gauche bu nekk droite waaw mais moom dafa signalé mu mel ne day bu génn fekkente woon de parce que moom xoolee tribunal xool na ne yow war nga ko mën a may dama lay wax bu fekkente ne xale la woon te bordin yële damay dal ci kaw fekkoon na damay dal ci kaw doo dal ci kaw non da ngay taxaw parce que amoon nga possibilité da ngay amoon nga non non oto bu nekk si ginnaaw tamit yow yaa ngi ci ginnaaw nit problème mooy même bu dee si à gauche nga nekk bien vrai que yaay pilote moom dafa clignoté ba gauche bi leer bu xool tribunal mu jàll non kutéewul déglu ma la da nga gis ne clignoté da nga gis ne signalé mais man mu ci oto bi man gis naa ne signalé naa te sama akhlaa taala la te deux yow lii nga yeb si ginnaaw oto bi lan ah carrément fii nga koy yeb fii nga koy yeb ba xool pièce oto bi donc voilà noonu la demee chers téléspectateurs souvent dañuy wax di tali bi xatul xol yi ñoo xat ñoo xam ni course leen bokk leen destination yoon daf la may boo waree génn da ngay signaler xool oto bi sa gannaaw balaa ngay génn mais souvent lu ci ëpp da ngay signaler nit ci bu ñu gisee ni signaler nga rek dañuy accélérer pour bañ nga jàll te loolu day provoquer accident donc ñu delluwaat suñu véhicule numéro 1 mooy Ford bi 2 infractions la defoon moom demi tour ci LGI Mbao bi alors que c'est pas permis ak bi muy jàdd di dugg ci tali bi signalé wul donc mu ngi ci 2 infractions ñu taxawal ko wax ko liñ gis ci dawalam.
salaamaaleykum. Gendarmerie nationale police de la circulation. yaa ngi si jàmm. sëñ bi na nga def. sant yàlla daa nga la toppee depuis LGI Mbao. waaw tourné naa foofu. tourné waaw sens boobu gis nga foofu ñuy tourné. xam nga ne c'est interdit. non c'est interdit. ah foofu c'est interdit. code de la route fan la wax lan la code de la route permettre ba foo fa yegsee war nga fa mën a def demi tour. rond-point. waaw foofu du rond-point. foofu dañ ko bàyyi sens boobu dañ ko bàyyi uniquement. pour ASG. ah waaw ça moom. ah yàlla xam na rek je le fais souvent. waaw mais pour être honnête. c'est interdit. mais je le ferai plus jamais. mais c'est interdit parce que foofu dañ fay noter accident yu bëri. waaw foofu moom day am sens. parce que je suis resté presque 5 minutes avant. ça gis nga boo xoolee. parce que pour bon nga tey c'est dangereux sax oto yi romb da non ngay c'est sentir. trop dangereux ñun ñu fa dëkk ñun LGI Mbao lañ dëkk xam nañ ne c'est trop dangereux parce que oto yu jógee beneen sens bi amul doodaan bu leen baare amul dara lu leen baare parce que sur route nationale bi la sens bu ñu dawee moo dañuy daw à vive allure waaw moo tax léegi nag fii lu nga def nag kon de la route da koy bañ te pour ñu bañ ko encourager dañ koy décourager waaw moo tax léegi da ngay joxe sa permis carte grise ñu attesté la pour infraction boo def. dinaa ko mën a jëli léegi. waaw ça dépend boo mais su ma waree demee ñëw foofu su ma mën naa jàdd dugg ci. bu dee da ngay dugg si camp bi mën nga ñëw jàdd nga dugg uniquement pour camp bi mais pour cas contraire doo ko wala du ma ko mën a jël tey. si mën nga am nga possibilité ko parce que pièce dañ koy déposer léegi. waaw je vais y aller alors parce que. bii ba ban heure. ba 18h. ba 18h boo demee LG Mbao. c'est que daa am ñoo xam ne. tax waruñ leen mën a baal dara. non 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 mais waaw justement parce que justement non non man kay waxuma. waaw non si sa compréhension. Voilà, tamit non, neex na ma parce que tamit. c'est normal parce que vraiment. tamit lii la parce que kon laa du maa ko moom du kenn ko moom. non non c'est pour tout le monde. c'est pour tout le monde. voilà. ok c'est bon dama leen jël permis bi ak carte grise. permis et carte grise. léegi boo ñëwee LGI Mbao da ngay laajte circulation Dakar. xam naa mooy c'est juste. C'est ça. voilà. ok baax na à gauche quoi. ok à gauche Merci, chef. waaw ok merci beaucoup. voilà moom verbalisé nañ ko pour ñaari infraction yi ñu delluwaat suñu accident bi xool lan nañ ci mën a jàngat ñu déglu agent bi ak chauffeur. léegi le problème mooy da ngeen def constat. waaw mooy yow. ñu def constat. accident boo amee ne leen njëkk a def li ñuy rôle mooy njëkk ñu baleen boo leen ko mënee comme accident matériel la rek amul problème boo leen ko mënee gérer seen biir ba ngeen doxe accord ku nekk ndango ba moom mu yàqule bu taxaw ne carrément baax na c'est bon du bale ngeen dem mais moom bu yàqule gis na day def constat donc obligation la pour moom mu dem def constat waaw yow mënoo bañ loolu léegi moom il faut que mu ñëw ñu doog a mën a def constat bi dama xamul nag moom mu nekk ba léegi. léegi yow comme jot naa si pièce te moom moo ngi dem jot naa def corki bi def naa lépp da ngay wax ne bu paree moom mu ñëw LGI Mbao bu fi ñëwee ne ko gendarme bi ñëw na man naa la attesté yow sa pièce yu ma jël permis carte grise léegi boo ñib si booy ñëw nga indi assurance nga yëndi assurance dégg nga. donc ñu delluwaat suñu véhicule numéro 4 moom dafa defoon insécurité de transport mu déglu ko ak agent bi. te carte grise bi xam nga ne baaxul. te carte grise bi xam nga ne baaxul. carte grise bi xam nga ne baaxul boo xoolee assurance. waaw bii. baaxul waaw. carte grise bi baaxul. ah bon. L'autre élément important, c'est que quand il y a des motifs comme ça, Ana permis. boo bëggee ma soumettre ñu dem vérification mën naa ko yóbbu vérification léegi danaa ko yóbbu vérification après service des mines. ah carte grise bi. waaw danaa ko yóbbu vérification service des mines. waaw bu xool ba réellement ne carte grise bi baax na wala baaxul mën na nekk. léegi dama lay attesté pour insécurité au transport parce que lii nga def ni fii warul dugg fii. dëgg la c'est bon. jël assurance dama lay attesté permis carte grise. dama lay attesté permis ak carte grise. voilà permis laa lay attesté ak carte grise pour insécurité au transport. en attendant tam sa carte grise bi. naa ko yóbbu service des mines pour vérification. c'est bon.
donc léegi insécurité de transport lañ ko jàppee moom lañ koy verbaliser bi. su ma amee conseil bu ma lay jox mooy. dégg naa li nga wax bu baax. tali bi dégg naa boo mun a may te du la yàqal dara may ko. waaw baax na lu wér loolu dëgg la. dégg loolu wér du la yàqal dara loolu wér te tamit mun na la sauver ci li leneen ak ci lu bëri ci lu bëri non effectivement loolu dëgg la li nga wax lu wér la. parce que boo xoolee. accident yi mënoon a ñàkk. lu ci ëpp mooy dama ko war a may mayu ma dama war a may non non su ma ko mayee day yomb gën bëkkante nekk fa di werante taxaw oto si biir terrain keneen ñëw fekk leen moo tax bi affaire bi amee ba ma dama ko doon tuwaat pour ne ko pour bu ëllëgee lii nga def bul def noonu moo tax loolu boo ko waxee du la déglu tali bi du chauffeur bi mooy wax morom chauffeur bi lu mu dégg xuloo la it non man du ma xuloo waaw non damay droité wax la boo ma déggee baax na boo ma déggul xay damaa gëm ndax lu ma gëm mooy du ma xuloo man du ma xuloo xam lu ma gëm mooy maa fi nekk moo tax xuloo amul man gëmoon naa ne tey ak nu nga wàccee alir bu nga amoon boo ko fekkoon moom parce que dama loolu li ma doon jox dama doon man ko siñ bi yow maa ngi li tax ma droité mooy dama ko doon siñ bi yow maa ngi lay wax li ma lay wax nga ngay xuloo après da lay tontu bul xuloo ci loolu bu dee keneen da lay tontu après wax ji bëri coow am te mën nañ am da lay tontu laa wax après coow li bëri te mën na ñàkk dégg nga xel dafa yaatu kooku toujours rek mu am kuy tane moromam te jàmm dara dàqu ko. dégg nga bu jàmm moom lépp ci jàmm la xëj. nañ ci liggéey rek. nekk lépp ci jàmm la xëj. waaw loolu moom wér lépp ci jàmm la xëj. waaw da ngay ñëw Elzey Mbao. boo ñëwee en attendant man naa def procédure ma yóbbu lii carte grise ma yóbbu ko vérification. léegi kañ laay jëm. le temps que ñuy def vérification mën naa féeg lënd mais boo ñëwee di nga mën a jot sa permis Elzey Mbao. léegi damay dem fay léegi. waaw boo ñëwee fay ñu jox la sa permis le temps que ñuy def vérification. ñëw fay tey. waaw boo ñëwee tey fay. ñaata laay fay. waaw boo ñëwee bureau contravention la amande. ma ko fay fii aussi. non yor ma reçu fii mënoo ma ko fay mais indaale wu ma reçu. waaw da ngay ñëw indaale wu ma reçu fii da ngay ñëw Elzey Mbao nga fay ko foofu. bu fekkee mën naa ko fay mu fay ko. waaw da ngay jeexee ñëw Elzey Mbao rek soriwul nga fay ko foofu. waaw moo ci def sama garanti. dégg nga bu bàyyi ci xel dégg nga. waaw baax na. amul solo. jërëjëf ok. donc voilà li leen indi loon chers téléspectateurs semaine bi tamit amuñu meilleur li ñu am mooy le meilleur des pires mooy conducteur numéro 4 bi ak benn infraction insécurité de transport yeneen ñaari oto yëpp 2 infractions lañ yor donc ñooy suñu pire conducteur de la semaine ñu leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous semaine prochaine pour un autre numéro. fii maa ngi am combinaison de quelques signalisations par exemple en haut maa ngi am panneau de signalisation céder le passage instant bu ma ñëwee ba fii am na benn bande de stop bu nekk fii am panneau stop bu nekk si suuf bu ma ñëwee ba fii nag dama war a taxaw mais fii policier bi laay xool ay indication yi muy joxe instant bi policier bi il est de profil autorisé oto yi ñu ñëw devant pour ñu continuer la circulation ici man dama war a taxaw même bu wee fa tàkkul dama war a taxaw xool policier yi parce que il m'a donné l'ordre d'arrêter pour mu mën a réguler may ubbi la circulation aux autres véhicules venant de devant waaw fii maa ngi am comme ni ma ko waxee bande desktop bi waruma ko empiéter maanaam waruma ko jéggi waruma koy romb dama war a taxaw devant si panneau de signalisation devant feu yi les feux tricolores am naa benn panneau d'indication mooy bi indiquer les voies les sens maanaam les sens de marche ci intersection bi fii nag man dama war a def tout droit di xaar indication policier bi ñu xaar policier bi indiqué ma pour ma circuler instant bi mi ngi de dos dama war a xaar ba tey aussi bu nekkee de dos comme de face oto yi mu jàkkaarloo wala yu mu woon ginnaaw yëpp dañoo war a taxaw léegi bu tourné woon ma profil daal may def signe indiqué ma pour ma circuler ci laa mën a demee waaw gis nga libéré na oto yi nekk si kanam fii nag benn chauffeur jëru muy yàkkamti ba def lu mu war a def à chaque fois boo gis ñëwee ba ci signalisation wala un agent de la circulation da nga war a suivre les instructions